salaamaaleykum mbokki Sénégal salaamaaleykum mbokki Tiwaawan ñoo ko gisandoo ñoo ngi si koñ bi nga xamante ni mooy Bulayda nag doon koñ boo xamante ni Tiwaawan la nekk nag doon koñ bu mag koñ bu rëy koñ boo xamante ni ku nekk xam na ko Bulayda neen koñ boo xamante ni sëñ Abdou Aziz Sy Al Amine moo ko sancoon tey nag ñu am njàqare am nag loo xamante ni mooy tiis am lu leen métti lool ba moo tax ñu woo askan wi yëpp ñu bëgg la wax li nga xamante ni moo leen métti benn waaye bu jógee sa àll ba ñoom bëgg leen a jaay doole nangu seen i pàkk nangu seen i kër loolu lañ mënta nangu ñoom waa Bulayda tey nag ñu def délégation bu mag ngi wax li nga xamante ni moo leen métti ngi askan wi yëpp leen gën a métti nag bokk na si li nga xamante benn lotissement mënta am ñaari 94A benn lotissement bu ma juumul mënta am ñaari 94A dem na ci tribunal ak benn numéro 94A ba jël ko ba tribunal jox ko ca 94A bii ngeen di gis bii 94A bii Samba Seye moo ko jaay ku ñuy wax Moussa Mbaye muy 94A diggante ñaari parcelles yi matul 80 mètres 94A bii ak 94 bi mu yóbbu tribunal muy 94A encore matul 80 mètres ci benn ñaar yëpp di 94A kon loolu mënul ne ci benn lotissement ñuy interpeller autorités yi dëkk bi parce que buñ teelut a jóg dina ëpp loxo parce que ñun Tivaouane la ñu am ñun Tivaouane la ñu xam Tivaouane la ñu dëkk amuñu lu ko ëpp ba lu nu yor ci àdduna rek dañuy jàpp ne Tivaouane rek lañ ko mën a dugal moo tax suñu fukk ak suñu ñaar fukk la ñuy dajale ñaar fukk jënd fi parcelle commencé ci am ay jafe-jafe yoo xam ne nit ñaa ngi seetaan nag mi ngi bëgg a ëpp buñ ci jógul dinañ ci doxe neneen parce que yàlla dogal na ni bi ñu amee dossier yi ñu ngi dinañ saisir tribunal ci ay faux usage de faux Samba Seye ay kii di caaxaan rek la bi mu tojee fii am na benn PMC defoon na benn kii ci moom interview dégg ngeen la mu wax damaa dem Serif Lo gis kayit bi dem naa Pambal gis am naa kayit bi Pambal ñu jaar fépp ñun duggaat nañ fépp ñoom nee nañ loolu c'est pas vrai amul benn registre boo xam ne am na fa boo xam ne lotissement bitiw la kon loolu lépp ci ay caaxaan la ko wax kon ñu ngi interpellé kilifa yi dëkk bi di leen waxaan nan bàyyi xel Bulayda parce que Bulayda ci la bokk loolu nañ ci bàyyi xel ni ñuy seetaane Bulayda ëpp na benn courtier am na complice bu ñuy wax Habib Kébé am na benn complice am bu ñuy wax Habib Kébé yow ñaari terrain laa fi am ba tey jii kenn ñi mënut a jënd Bulayda kër Tivaouane sax laa kenn ñi mënut a fay jënd kër parce que kenn na fi nekk koo xam ne sonal waa Tivaouane gépp muy menum Samba Seye nan ci wut pexe bu dul loolu ñun dinañ ci wut suñuy pexe yi bopp parce que mi ngi bëgg a ëpp ñun ñi ngi bëgg a sonn ci benn nit boo xam ne ñëw di indi ay jafe-jafe yoo xam ne ci benn koñ boo xam ne nit ñi dañoo dajaloo rek kenn ku ne dem loo am sànni ko fa ñaan yàlla dëkk Tivaouane rek ñu ci bëri fii Dakar lañ dëkk am na fi am na ñoo xam fu ne lañ dëkk ci Tivaouane waaw man mii di wax ak yéen kër Baba Alima laa dëkk fa laa jógee ñëw sanc fii tabax fi sama kër mais ak yeneen kër yeneen ak yeneen yoo xam ne waa ji teg na ci loxo ci ay caaxaan ci ay faux usage et faux parce que kenn ku ne xam ne Tivaouane bu ñu doon xool koñ yi fi am lotissement matul ñaar wala ñett moom doo ko wax waaw kon nan xoolaat nit ñi ni Samba Seye di doxale ak waa Bulayda autorités yi dëkk bi jóg ci wax ci sëriñ Babacar Sy Mansour lii du jaaduwul mukk muy am Tivaouane ñu ngi lay interpellé sëriñ si yëpp rek parce que am na ñu jàpp ne sax sëriñ see ko dooleel am na ñu jàpp loolu te ñun xam nañ li xew Samba Seye jaay na fi ay këri sëriñ waaw yooyu ñun xam nañ ko dëgg suñu tànk kon nañ leen taxawaat xoolaat ñu ngi interpellé kilifa yi dëkk bi di ci jiital sëriñ Babacar Sy Mansour parce que sa njaboot doo nga fi nekk Bulayda gi sa njaboot rek ñoo fi nekk waaw bi ñu jaaxlee ci tur dana dem Al Amine jox ñu tur kon ñi ngi sàkku waa dëkk bi ñu jóg xoolaat affaire yi ñun Samba Seye bëgguñu ku ñu négocier loo ak moom parce que xam nañ ci lim nekk waaw xam wut na ay kayiti caaxaanam ci ay caaxaanam ba dem nax tribunal jox ko ci dëgg mais loolu incha allah ñun dinañ saisir tribunal léegi parce que yàgg na nag quoi affaire bi yàgg na mais bëgguñu woon a toog di wax ak presse bi te xamuñu fu ñuy teg suñu tànk loolu rek moo waraloon affaire bi dem nañ yàlla dogal na dugg nañ ci ñi nga xam ne fépp ci Tivaouane képp kuy tabax rek fa nga war a am kayit jaar nañ fa Thiès noonu Pambal noonu Serif Lo noonu mais ñoom ñëpp la Samba Seye wax ci PMC bi ñu ko dëppee micro nan ñëpp digluwaat yi mu wax loolu lépp sommation yaa ngi nii bii Serif Lo la
bii urbanisme bu Tivaouane la bii maire bu Tivaouane la ñoom ñëpp nee nañ ñu amul benn lotissement bu irrégulier fii ci Bouleyda amul waaw lotissement bu régulier ci Bouleyda amul waaw turu Samba Seye figuré wu fa kon loolu doy na waar kon léegi fan la tribunal sukkandiku ba jox Samba Seye ci ay juróomi parcelle juróomi benn ba fukki parcelle ci dëgg loolu moo ñu jaaxal loolu moo tax ñu dajaloo fii waaw xam naa am na ñoo xam nag nañ ko bàyyi ñu bàyyi ko suñu kilifa yi ñu leeral ko parce que am na ñu ngi ci alamaan ay 20 millions 900 mille question la boo xam ne destruction des constructions irrégulières waa DSCOS ñoo ci am autorisation pour mën koo def donc moom fan la sukkandiku ban kayit la sukkandiku pour mën a toj kër yi fii waaw andi na décision tribunal loolu moom xam naa ko andi na décision tribunal bi mu ñëwee nag waa koñ bi dañ leen noo bàyyi leen noonu bu leen ci wax ñun ci lañ formé benn collectif bu tudd les collectifs des habitants de Bouleyda parce que du teeree rek ñu ñor Bouleyda yeneen ak yeneen dina ko réglé suñu koñ bi parce que ñun Tivaouane ñoo mën a réglé li fi nekk bi yàlla dogalee ñu jóg ànd ak suñuy kilifa ñu jóg ñu ngi ci ginnaaw ñoom duñ feeñ nangoo sax feeñ ci mbir mi bi ñu jógee dem nañ fépp foo nga xam ne rek tribunal boo la dee jox dëgg rek war naa saisir ñooñu ñëpp sama xalaat bu gàtt mais yàlla dogal na ni ñooñu ñëpp nee nañ amul fenn fu Samba Seye figuré woo fii ci zone bitiw kon loolu doy na waar waaw loolu mais litige foncier bi am fii ci Bouleyda ñaata parcelle la Samba Seye réclamé ni moo ko moom fii ci biir Bouleyda ba léegi nangu ko wax ba léegi nangu wax bari na doo waxee mun na bari na digluwaat leen PMC am na fa ko Pape Moussa di laajee mu ne ko ñaata parcelle dégg naa mu ne ëpp na loolu waaw mais daal yéen jàpp ngeen ni Samba ci ay caaxaan la non ci la nekk ci ay caaxaan la nekk Samba na jël ay kayitam teg ñun ñu jël suñuy kayit teg di ngeen xam ne ci ay caaxaan la nekk ci loolu ngeen koy mën a xamee ci ay caaxaan la nekk xam nga yow caaxaan mënut a weesu nit koo xam day góorgóorlu ñii ay surga lañu ñii ay emprunté lañu góorgóorlu ba jënd seen i kër tabax ba def seen âge nga ñëw indi say bulldozer toj. donc ku yor ay papier administratif faux usage faux nga wax. moom la waaw la ko jëlee loolu yoon da cee teg ay daan loolu foo ñu toll ci loolu noonu. ñu ngi ci saisir nañ sunu avocat incha allah bientôt rek dinañ ñu ngi dugal plainte bi dañ ne woon bala ñuy def nañ woo Tivaouane ñu leeral leen parce que boobaak léegi yàgg na te déggu leen ni waa Bouleyda wax dara mais bëgg ñoo wax ci lu mu xamul dara léegi nag li ñuy wax ni dañ koo teg ci lu wër ci ay kayit yu wóor mi ngi nii képp ku ci bëgg a xool rek mi ngi nii ci ay kayit ay def ay sommation ci mairie Tivaouane parce que suuf si bi ñu koy am ñun ci compétence Serif Lo la bokkoon boobu Serif Lo moom fii 2009 ci la duggee mairie Tivaouane léegi nag loolu ñu ngi ci ñoom ñëpp saisir nañ leen. mais Bouleyda taxaw na daal pour yóbbu Samba Seye fi ma xam ne doon na gàll. incha allah loolu moom ñu ngi ci ak moom te ci kàttanu yàlla moom tribunal moom ñun wóolu nañ suñu justice quoi ñun wóolu nañ suñu justice. waaw parce que xam nañ ci lu mu nekk. très bien waaw ñun xam nañ fi ñuy teg suñu tànk waaw moom na mu def ba tribunal jox ko dëgg non loolu moom ku mu doonoon tribunal jox ko dëgg waaw parce que ay kayit yi administratif lay yóbbu. ay kayitu maire yi lay yóbbu. kon kayit yooyu yëpp mu yóbbu ay tappale la. ay tappale mi ngi nii firnde yaa ngi nii firnde yaa ngi nii maire Tivaouane wax na kuy am Tivaouane kër xanaa ci maire bi nga koy jëlee. wala urbanisme. wala nga dem Serif Lo bu fekkee suñu côté bi Serif Lo la ne woon ca jamono jooja ñoom ñëpp nee nañu. waaw turam figurul fenn. amul benn délibération. amul nee na yor na délibération waaw xañ na. waaw délibération peut-être waaw loolu mënut a doon lu dul faux usage loolu mënut a doon lu dul faux mënul doon lu dul faux waaw waaw ñu jox sunu grand masse bu ñu paree. Bonjour les habitants de Bouleyda. On est là aujourd'hui pour éclairer les populations de Tivaouane, surtout celles de Bouleyda, dont une partie ignore certaines informations. On est là pour aussi rendre très clair le litige contre un certain Samba Seye. Samba Seye est venu une fois avec un policier arrêter des travaux au niveau de Bouleyda. Mais en janvier 2021, quand il est venu accompagné de policiers, il a démoli des maisons, dont une photo est là. On l'a vu dans les réseaux sociaux. Des jeunes étaient mobilisés
pour en coudre avec lui. Mais des gens responsables, on dit que comme on est dans un pays de droit, on ne va pas laisser ces jeunes-là faire. On a créé un collectif des habitants de Boulaïda. On a rédigé des lettres d'information. On s'est rendu à la mairie. L'adjoint au maire nous a reçus. On s'est rendu à l'urbanisme. C'est le chef de service lui-même qui nous a reçus. On s'est rendu au commissariat. C'est le commissaire lui-même qui nous a reçus. On est allé voir le préfet, c'est lui qui nous a reçus. Et à chaque fois, on a déposé là-bas, au niveau de chaque rencontre, on a laissé là-bas une lettre d'information. Autre chose, quand M. Sey est venu à la recherche d'une parcelle numéro 94, qu'il avait déjà vendue à un sieur dénommé Moussa Mbaye, dont l'acte administratif photocopié est là. On a dit, il y a donc des choses très louches avec M. Samba Sey et son complice Habib Kébé. On a commis un avocat et un huissier et on a demandé de faire des sommations interpellatives. Vous avez ici une sommation interpellation adressée à Chérif Lo, à la commune de Chérif Lo. Ils ont répondu et signé et ils ont mis leur cachet. Ils nous ont fait savoir que M. Sey ne figure pas au niveau des registres de Chérif Lo. Le lotissement dont il parle, la commune de Chérif Lo ne le connaissait pas. On a donné une lettre aussi interpellative à la commune de Tivaouane. Eux aussi, ils nous ont fait savoir, ils ont répondu que ce lotissement-là n'existe pas dans le registre, que le nom de Samba Sey n'apparaissait pas dans le registre. Une autre lettre interpellative est adressée à la commune au chef de l'urbanisme. Il a répondu ici et il a mis son cachet. Qu'est-ce qu'il a écrit ici? Il a dit que c'est un lotissement irrégulier et que Samba Sey ne figurait pas dans le registre. Après échange avec notre avocat, on a dit que M. Samba Sey, durant tout ce temps-là, a berné la justice en présentant à la justice des documents faux. Nous, maintenant, population de Boulaïda, on a réorienté notre avocat et on lui a demandé de déposer une plainte contre usage, pour faux et usage de faux. Cette plainte-là est en train d'être rédigée et elle va être déposée. Et nous attendons, parce que nous avons confiance en notre justice, que les premiers jugements qui avaient été donnés, dont les procès-verbaux sont en train d'être brandis par M. Sey, que ces jugements-là vont être repris. Et je pense bien que quand quelqu'un vous présente des documents faux et que vous jugez par faux et que les gens amènent des preuves que c'était des documents faux, je pense que le jugement-là devrait être repris. Donc, c'est les informations que M. Massamba, responsable chargé des relations extérieures, que ce sont ces informations que je voulais vraiment porter à la connaissance de tous. Je vous remercie de votre attention. ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk sa tur ak sa sant di nuyu waa Tivaouane yëpp di ci jiital suñu papa suñu wasila di Serigne Babacar Sy Mansour man nag moom laay jiital ci wax ji parce que li ma bëgg mooy mu dimbali ñu te yàlla tax wax ci parce que bu ci waxee rek lépp faj du nuyu tamit waa Boulaïda yëpp ak taxawaay bi nga xam ni taxaw nañ ko fii di wax ni Boulaïda gii daanaka li ko wër yëpp toolu cosaan yëpp lu ci bëri man xam naa ko xam naa tool yi ñu ko cosaanoo ak ñu ko moom loolu yàlla def na ko ma nga xam ni Samba Sey mii ñuy waxal
man am naa ci firnde yu leer ni moom amu fi dara, day tappalaatu rek. ñaara bu jotee nit sax balaa mën a wax ak nit kooku day fexe ba gis këyitu këram mën koo gannaawu ci loolu yooyu lay def. ñun xam nañ ko bu baax a baax yàgg nañ fi man daanaka 93 ba léegi maa ngi fii ci suuf si ñi fi tabax ñëpp kenn ku ci nekk bi ngay tabax fi nga ma fekk ma samp sama néegu ñax dëkk fi kon xam naa fi bu baax a baax ah li may wax moo bañ a gudd rek di gàttal di ñaan yàlla lii nga xam ne ñu ngi koy sumb ñu jot ci yàlla defal ñu ci suutura ak ndox mu sedd di wax daal bëgg nañ képp koo xam ni kilifa nga ci Tiwaawan nga dimbali ñu wax ci Samba Seye mii dimbali ñu ci Samba Seye parce que Samba Seye ak Habib Kébé parce que Habib Kébé moom complice am la dañuy jël benn parcelle jaay ko ñaari nit man dama ci teg sama bët te plan yi ñu fi jot a indi man plan yëpp gis naa ko Chérif Lo moo ñu lotissé te Chérif Lo xanaa li mu lotissé baax na géomètre yi ko doon lotissé ñi ngi fi xam nañ ko waaye daanaka li ko gën a jaxase ñoom géomètre yi nga xam ni ñooy lotissé Tiwaawan ñoom ñoo yàq Tiwaawan loolu moom ko yóbbu bàyyi ko xel géomètre yi courtier yi tant que waxuñu ci jóguñu ci Tiwaawan day gën a jaxasoo rek waaye ñun Bouleyda gi bu neexee yàlla insha allahu buñ ci kilifa yi dimbalee baax na buñ ci kilifa yi dimbalewut dinañ def suñuy pexe ba Samba Seye moom dina fi jóge wasalaamaaleykum wa rahmatullah